pour wax leen dëgg mais dictateur boo xam ne dafa jël dëkkoom tëj ko pour defar seen xel jox leen fou encourager leen jox leen détermination pour ñu évoluer kooku dañ ñuy pousse toujours pour ñu rey ko. loolu tax rey ngeen fi Kadhafi rey ngeen fi Thomas Sankara rey ngeen fi ñu bëre ñoo xam ne dañ leen gëmloo ni ay dictateurs la alors que c'était les gens normaux pour vous. Ce sont les bons dirigeants qui devaient changer l'Afrique. ñi nelawal leen ba ngeen rey ci loolu nag nasaraan yi tey ci loolu la gën a taxawee nag dañu ci tey nag la gën taxawee ci loolu parce que am na nouvelle génération bu nekk di ñëw. Il y a une nouvelle ère qui est en train de respirer dans les entrailles du Kama. Afrique dafa war a évoluer dafa am ngelaw lu bees bu nekk du souffler ci buntu continent africain mooy lan ab révolution nag mu war a jiitu renaissance. Monument de la renaissance googu c'est un objet d'art mais renaissance amagut parce que révolution amagut te révolution nag Sénégal kenn waru ko ci jiitu. bàyyi leen laxisme bi na ngeen nangu gëm révolution day commencer comme Mao nu mu defee chinois yi ñun mun nañu am suñu démarche personnelle mais développement dama leen wax ni amul exception ligne droite la. soit da nga koy topp nga doon ko wala nga bañ ko topp doon leneen mooy un pays pauvre très endetté comme ni ñu mel actuellement. Mao bu mu jëlee Chine da leen tëj seen lépp la tëj amul benn dëkk bu nekk ci àdduna gi bu amoon accès ci benn chinois sax mu responsabiliser leen mu imposer leen ñi ñeme liggéey suuf si mu imposer leen discipline. mu imposer leen cohésion sociale bëggante seeni biir respect seeni biir ba benn instant gars yi commencé yuuxu ñi naan dafa sévère ba Mao noonu la xëyee dem Deng Xiaoping bu mu yegsee nag moom moo créé lii di ouverture ubbiwaat frontières yi may léegi chinois yi mën a dem conquérir àdduna gi parce que wóor na ko ni kii nekkoon fii di Mao defar na nit defar na un nouveau type de chinois. C'est très important nit ki laata ngay exploiter ses ressources minières ses matières premières da nga war a njëkk am ay ressources humaines de qualité te Sénégal amuñu loolu ndax corruption dafa bëri bu ñu juboon bu ñu nekkoon ay nit yi baax corruption du am Sénégal soo leen gisee sàcc gi bëri ak duul gi kàcc gi c'est parce que suñu dëkk moo jubuñu quel que soit nag lu ñu am ci ay kilifa diine ak aada quel que soit lu ñu am ci ay savant mais pays bu corrompu la il faut que ñu nangu en majorité il faut que ñu nangu defaru bu ñu bëggee évoluer nag góor yàlla dafa ñëw taxaw du leen woow pour ñu defaru bu fekkee da ngeen bëgg lu baax bàyyi parloo bi xaaja ak seen mbirum tarixa ak affaire de ethnocentrisme régionalisme da ngeen ko topp ngeen dem defar Sénégal. parce que boo leen ko def ay kàccapan ñoo yor seen dëkk comme nu mu mosoon xew fi jamono Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade moo ci tane woon parce que moom malheureusement bu mu ñëw dafa fekk mu nekk mag xale yi nag dañuy dox ci maanaam parce que mag day ànd ak sagesse ñuy jaar ci ginnaawam di sàcc xaalis ci nguur gi def lu leen neex tey ñu bëri nekk ci ay milliardaires diggante 2000 ba 2012 ñoom ñëpp ay sàcckat lañu ñooñu tey. génération boobu kenn warut ñëw taxaw mu naan day bëgg a jël dëkk bi pour diriger ko jeunesse su Sénégal actuellement ñu juddu 86 ba tey waruñu accepter loolu parce que ñun ñoo war a nekk génération de clôture pour loolu bassesse politique yooyu politique de ventre boobu noonu ñun ñoo ko war a dindi ba mu set 8 biiru Sénégal waruñu nangu mu exister waat pour loolu nag bu mu exister waat mooy il faut mettre un terme. ci lii xew mooy génération boobu il faut que ñu supprimer ko pour ñu supprimer ko nag révolution ci la war a am Macky Sall la war a nekk dernier président ci génération boobu génération bu bees na ñëw gis-gis gu bees lañu bëgg ay panafricain lañu bëgg ay patriote lañu bëgg kon nag ay patriote mooy ñoo xam ne dañu xam ni Afrique dafa war a moom boppam ñoo xam dañu xam ni nit ku ñuul dañ ko war a respecter dignité humaine dafa war a njëkk a commencer ci ñun. parce que ñun nag ñooy berceau de l'humanité ak noonu su ñun la commencé da ngeen koy nangu loolu la ngeen bañ ko nangu nag loolu la ndax seen maam Cheikh Anta Diop da ko fi wax te ci ay plateau yu
étincelant la toog mu défendre idéologie googu noonu ba ñëpp nangul ko ko tey am na ñuy bañ dëgg la mais loolu moo am sénégalais ne da ngay gëm sa bopp ñun nag dañoo aliéné trop peuple bu gën a corrompu Afrique ñu nag Côte d'Ivoire la loolu dafa am mu suñu gëm suñu bopp ay larbin dëgg lañu ay marionnette dëgg lañu bëgg a def suñu bopp ba kañ da ngeen gëm ni nasaraan gi dinañu bëgg fuuf ko ñun suñu bopp ngeen nekk ku nekk sama bopp ngeen égoïste yow sa famille na tedd rek ci politique bi na texe sa waa koñ nañu texe quoi après le reste c'est en fou quoi loolu mooy problème Sénégal la preuve mu ngi ni nit ki day sàcc alalu Sénégal pare mujjee doon star suñu biir day sàcc alalu Sénégal ba pare géwël yi ak seen tama yi ak artistes yi yëpp di ko woyal alors que kooku kaso ga la war a jëm delloo suñu alal mais du ñu def loolu ñu nekk fi di ko tëggal ay tama di ko ndaax ngeen bëgg a defar Sénégal ci loolu Sénégal non sens ngeen ko bëgg a téye tënk ko ci loolu du dem fenn nañu waxante dëgg donc dama leen wax ni Deng Xiaoping ñëw jàpp Chine ci benn génération 30 ans ci lu États-Unis ak Europe lu ñu munut ci un siècle moom la chinois yi def ci 30 ans ci benn génération mooy génnee réew mi ci agriculture yóbbu ko ci industrialisation ci technologie tënk àdduna bi yépp ci benn 30 ans diriger àdduna bi économiquement ba tey foo dem ci àdduna bi sur tous les plans seen produits yi ñooy consommation réelle foofu dañu waxante dëgg pourtant dëkk googu moom ak Malaisie 1945 ñoo gënoon dóol Sénégal bu tey kon nag bu ñu demut xanaa ñun yàlla daf ñu defar tënk suñu xel limité ko nañu waxante dëgg dama ne yonente yàlla Muusa bokk na ci couleuram der gu ñuul kaaba bi dafa ñuul bindu alxuraan dañoo ñuul asamaan ci kaw ci biir a biir dafa ñuul nit ku ñuul amul la gën da nga war a gëm sa bopp Malcolm X bu mu demee aji max pour la première fois bu muy gis kaaba gi pour la première fois da ko gis rek yuuxu bu mu yuuxoo ñi téye ko ñu ko lan la mu ne ndekete kaaba bi dafa ñuul ñu ne ko waaw mu ne kon gëm naa ni yàlla sama borom ku ñuul la kon nit ku ñuul da nga war a am fierté si yow da nga war a gëm nga xam ne puissance si yow la sinon da nga war a disparaître ndax esclavage nekkoon na fi ñaata nit ku ñuul lañu exterminer mais psychologiquement ñun suñu mentalité yi lañu war a changer bëggante bi suñu biir xaaj ak seen Ousmane Sonko ñu bëri ñi biiru Sénégal nangoo ñu ko supporter parce que dafa am lu tax dinaa si mës a xuus ba si bee jotagul mais di ngeen bàyyi doomu jàmbur tant que mu ngi nekk panafricain tant que mu ngi nekk ab patriote mu ngi bëgg a joxe bakkanam pour suñu réew pour suñu peuple suñu continent di ngeen ko bàyyi mu liggéey parce que génération consciente bi dina ko fa teg au pouvoir par la force ces cons là vous allez céder le pouvoir c'est noonu la ñu war a def pour changer Sénégal noonu la ñu war a def pour développer Sénégal parce que da leen woo ci agriculture dam leen ne Deng Xiaoping bu mu ñëwee fekk Mao liggéey ci agriculture bu baax dafa jël Chine braqué ko yóbbu ko direct ci industrialisation keneen ki ñëw yóbbu Chine ci technologie tey Chine amul loo koy laaj militairement ci technologie ci production alimentaire ak lu mu mën ci doon ci ay jeux de console de divertissement ci lu mu mënti doon ci secteurs yi yépp te du la ko tegal parce que dañoo gëm seen bopp ba ci médecine dañoo gëm seen bopp tey ñi ngi nii suñu suuf yi nekk Afrique yépp ñu ngi koy jënd parce que lan la ñoom ay nitu défi lañu ñun nag sénégalais bu ñu nekk nitu défi ñun nitu tama lañu bëgg a doon ak sabar nekk fi di tëgg ay tama ak fecc bu bëri rek chaque année ñu créer ay fecc yu bees ay woy yu bees loolu dafa defar réew nan ngay munee am ku mel ni Mame Bamba Mame Baye ak El Hadj Malick Sy ak Cheikh Anta Diop Mamadou Dia Aline Sitoé Diatta Lat Dior ba pare nga mel ni Sénégal yi lay bu tey après ngeen defe ne yéen a gën a yeewu yeneen africain yi ubbi leen seeni brin demaguñu fenn donc pour wax leen ci gàttal Ousmane Sonko fu mu leen di wooyee ci discours yu mbéy gi mooy sookul bi
mooy base du développement. ku ko wuyu ci loolu bëgg nga yeewu, ku ko wuyu ci loolu si non sens nga bëgg a ne politique di vente daw ci ginnaaw ay nit di tàccu di campagne. Man alhamdulilah bu ma juddoo tey musuma daw ci ginnaaw benn cortège, sama ruux bi moo ma dimbale ci loolu. mais tey bu ma demee ba nekk mag dama xam ni ñun ay dof dëgg lañ parce que bëgguñu yeewu. benn groupe a fi ne depuis jamono Senghor ba tey bëgguñu téye ay illettrés, bëgguñu téye ay dof parce que ñun ñoo leen njëkkee wan ni dañoo dof te si ñun lañu jógee. loolu moo gën a daw yaram nga jàng ci biir réew mi am sa bac nga dem bitim réew nekk ab docteur ci tel ou tel domaine nga ñëw war a servir sa peuple nga ñëw nax leen ëlbatiku di liggéeyal ay multinationales contre sa intérêt peuple. Après nga bëgg yow ñu woy la républicain ak patriote. C'est faux. Amul plus faux que ça. C'est des faux types. La majorité de nos hommes politiques au Sénégal et en Afrique, c'est des faux types, c'est des corrompus. Ce sont eux-là les problèmes de l'Afrique. Et tant qu'ils sont au pouvoir, tant qu'ils sont accrochés au pouvoir, on n'ira nulle part. Donc il faut les balayer le plus rapidement possible, car le temps passe. Time is money, lost time is never found again. Il faut qu'on y ait faille. C'est le moment, c'est pour maintenant. Le développement, c'est maintenant ou jamais. L'Afrique doit changer maintenant ou jamais. Et ça doit commencer par une révolution. Su boobaa nag renaissance am. Su boobaa seen monument boobu ngeen def Yoff ci lay gën a am symbole, ci lay gën a am valeur. Mais tant que muy foofu te révolution amul, renaissance amul, objet d'art la. Loolu tamoon muusuma fa dem bëgg ci taxaw pour photo. Parce que man dafa am nu may raisonner. Ab dof la, philosophe la. Dama am sama propre philosophie. Donc il faut que ñu xoolaat suñu bopp. Mënoo leen jël Sénégal bëgg ko développer sans l'agriculture. Da ngeen gis fi benn nation bu nekk ci àdduna, même États-Unis ci agriculture lañ commencé. Suñu maam yi ñu doon jàpp Afrique di leen yóbbu seen dëkk pour lan la woon, da ngeen defe ne pour dem sàmm nag la kese. Wala da ngeen defe ne pour dem daw defi sport la, wala pour jogging, wala pour dawal vélo. Suñu maam yi ñu doon jàpp jamono yooyu noonu ñu bëre dee ñu sànni leen ci océan yi. Ñi leen di maltraiter def leen ay mala pour agriculture la woon. Pour ñi mën di bay dund am doole, ñi mën di am créativité di xalaat, ndax nit ki su xiifee mënut am inspiration pour mën di créer. dañu wax dëgg la. Bu ñu lekkee ba suul ñiy jaay xaalis muy dugg ci leen ñi mën di créer, looloo tax ñu am industrie tey di produire ba ñi ñoo jël suñuy matières premières yi en brut, comme ñun dañoo compte toujours ay produits bruts lañ leen di jaay. ñu leen jël leen segmenté leen def ko ay produits bëri ñëwaat jaay ni ko nag ay chips, ay bonbons, ay tàngal ak yeneen suñu doom yi di lekk rek. ñun kañ lañuy muus ba ci loolu lañ bëgg a dee. Même suñu jën yi sax mënuñu ko defar suñu dëkk. Il faut que ñu jaay leen ko, ñoom ñu yóbbu ko defar ko ay thon yu baax indiwaat ko ñu koy jaay. Kañ lañuy muus ñun, kañ lañuy yeewu. Donc le changement, c'est ici d'abord. Changement des mentalités. Révolution, fii lay commencé. Ngeen bàyyi par parloo, régionalisme, ethnocentrisme, tarixalogie, bàyyi leen ko. Affaire de diine amul solo. Ku nekk na nga gëm loo gëm, nga nekk ci loo nekk sa affaire la. Man miy wax ak yéen dafa am lu ma gëm ak lu ma pratique, dafa am tarixa bu ma bokk. Mais su ma la ko waxul doo xam. Soo ma suivre lu yàgg doo xam, parce que mun naa toog 1 mois doo ko gis sama page. Nu ma dikkee rek xëy na mun naa yëngoo noonu te ci ay événement la, mais lépp ci kat mi yàlla koy def ci baatin. Sa borom danga koy wéetal, da ngay wéet ak sa borom. Mais gis leen ma te bu ngeen woyee ci loo xam ne moom la dëkk bi yëpp pencoo, au lieu que nga xool loolu ngay nekk di parloo ba koo war a fal sa doo ko fal. Donc Sonko fu mu leen wooyee mooy man dama ko yàgg wax, mooy défi ba la Sénégal wala relever ainsi dam ciy xuus, mooy mbirum agriculture bi. Dañu war a bëri ay ferme. Jeunesse da nga war a gëm ni suuf du trahir. Loo ko jox da la koy delloo ba mu mat sëkk. Loo ko jox da la koy delloo ba mu mat sëkk laa la wax ni dëkk yi ñoo leen di gis yëpp ci àdduna bi loolu lañ def.
amul exception muy France muy Allemagne muy États-Unis muy Corée du Nord muy Chine muy Nigéria bu ngeen gis ni nekk suñu dragon biiru Afrique même bu fekkee am na côté yu pauvre biiru Nigéria et tout am dëkk yi développé même Paul Kagame bu mu paree de relever défi dëkkom agriculture industrialisation ci loolu la appesantiru du nekk fi di def ay discours de grand rhétoriqueur wax lu neex gars yi tàccu tamay rire grand théâtre après ñi def ay dédicaces yu gudd ñoom Youssou Ndour di def ay concert fee ay ñoom Wally Seck dëkk kenn du ko defaree ci yooyu sama gars yi dëkk kenn du ko defar ci loolu bu ñu naxante suñu biir non sens bi dafa bëre Sénégal non sens bi dafa bëri seen on est très en retard malgré le fait que ñu am ay érudits suñu dëkk malgré savants yi ñu am suñu dëkk mel ni Cheikh Anta Diop ak Mamadou Dia malgré que révolutionnaire yi ñu amoon suñu Aline Sitoé Diatta ak Lat Dior suñu kilifa diine yi suñu maam yi tedd yooyu ñun nag dafa mel ni royuñu dara si ñoom tey ñan la ñuy jël def leen suñu référence dem leen xool ñan la ñuy référé wu ay nit yoo xam ne ay non sens la ñuy dund. ñoo ngi leen di référé wu ci lépp gëm leen seen bopp donc sa waa ji fu mu leen di wooyee déglu leen fu mu leen woo ngeen bàyyi politique du ventre bi di déglu ay discours politique politiciens yi du leen yóbbu fenn mooy lan agriculture c'est le socle c'est le levier de tout développement boo leen béyee di ngeen jaay di ngeen lekk te boo leen jaay xaalis bu dugg see di ngeen jël xaalis boobu ngeen investir ci seeni éducation seeni santé ainsi de suite di ngeen développer seen réew créativité dina am te nag dëkk bi dina bëre ñu am doole ñu seetif ni man nii du bërewaat Sénégal boo leen demee peuple Afrique ñun ñoo gën a seetif parce que lekkuñu ba suur ceeb ak dëwlin kese parce que duñu consommer local lépp lu ñuy consommer dañu bëgg mu jógee bitim réew te day cher looloo tax ceeb ak dëwlin kese lañu mën a lekk mais tey bu ñu doon béy ay produits yu diversifié ay produits multi agriculture multi consommation multi vitamine kon sénégalais yi ngànde nga gis mais ku fa ngàndere dafa entraîné ba sonn pour doon mbër nañu waxante dëgg la rek affaire bi du parloo donc pour la première fois ngeen am ab leadership boo xam ne panafricain la patriote la bu am discours bu sûr bu clair et limpide et précis nekku leen di leen di nax te pourtant opposant la léegi nag da ngeen di nekk fi di poser question waaye xaalis boobu fa la koy jëlee ak ferme yi affaire yooyu bu leen ñu sonal ñaata sénégalais ñoo nekk bitim réew nekk ay patriote mënul liggéey ak ñoom mënuñu ko financer mënuñu financer ferme yooyu amut ay banque yoo xam ne mën nañ engagé wu di financer ci secteur yooyu yéen ñëpp boo leen gëmoon liggéey suuf si ngeen am benn somme boo leen teg banques yi financé leen ngeen liggéey suuf si mais seen état bi da leen maintenir leen ci benn état psychologie benn psychosociologie bu bon ba ku dem di béy ci suuf si pauvre ngeen koy xoole alors que ngeen xool les plus riches du monde ay agriculteurs lañ ay éleveurs lañ dëkk nag secteurs yi yëpp ñooy tourner boo bëggee sa dëkk moom boppam mais doo jël say matière brute nga koy jël di ko jaay ñenn ñi ñu koy segmenté di ko indi di ko jaay sa waa dëkk ñuy consommer des fois ñu def fa loo xam ne mooy rey suñu njaboot xam ngeen bu baax lu may wax mbir mi combat mu ngi ci biir xeex mu ngi ci biir peuple africain dafa dëgër rek mais produit ñu lekk kese mun nañu ci rey kon nag boo leen bëggee am sécurité dëgg-dëgg sécurité alimentaire ci la bokk te loolu nag pour nga am ko il faut nga nangu béy suuf si te béy suuf si nag pour mu mën a nekk réalité il faut que jeunesse bi engagé wu te jeunesse bi pour mu engagé il faut que ay leader wax leen dëgg-dëgg réalité yi nekk ci suuf si lan mooy suuf ban njëriñ la am ci développement loolu la Ousmane Sonko nekk def ci discours am nag wax leen loo xam ne moo sûr moo wóor dem leen wuyu ko bu leen nax seen bopp man nekkuma politicien ñu ma xam dëgg wala laajee dañ leen wax man duma politicien professionnel awma parti politique mais sama politique lii la politique nag ku nekk mën nga ko defee sa façon c'est l'art de bien gérer la cité l'art de promouvoir les idées devant développer la cité man lii mooy sama politique pour le moment donc dañu ni wax dëgg kese Sonko suba sa bu ëlbatikee nekk ab mbaam ñun ñoo koy ñef
loolu il faut que mu leer te gëm naa ñemewu ko def par respect gëm naa ñemewu ko def te bés bu mu ko defee tamit je serai le premier kuy gën dal ci kaw te dina ko sentir bu baax. donc nañu wax te dëggal fu mu leen di woo loolu la na ngeen gënd en masse ngeen dem liggéey suuf si suuf du nax doomu aadama. état gi war na ruus ndax état gi war a créer ay ferme yu bëre parce que banques yi yëpp ci direction la ne moom mooy diriger pouvoir bi. tey bu gëmlooyee jeunesse Sénégal bàyyi leen jakartaay wala ñu war a dawal jakarta nañu dawal jakarta mais ñenn ñi war nañu mun a dem ci suuf si ba pare nag mu dimbale leen accompagner leen ci sur tous les plans ci expertise bi ci lépp ci moyens yëpp jeunesse bi bu gëmee suuf si rek Sénégalais yi commencé dund. te am nañu suuf yi fertile Casamance mu ngi noonu Saloum mu ngi noonu dañ waxante dëgg yeneen suuf yoo xam ne amuñu fertilité noonu mun nañ leen accompagner jox leen engrais dolli leen engrais ñi gën a am doole mais moyens yu fay gënd tey sénégalais yi si dund donc ak leader politique gënd mu ne leen ñëw leen ñu dem bay suuf si ku leen wax leneen lu dul loolu da leen di nax parce que dañ leen bëgg a gëmloo ni yéen nasaraan ngee war a jël petite cuillère bi di leen dundal chaque jour. bu ñu jëloon sa kudulus jox leen ngeen lekk ngeen gëm ni di ngeen suur mais ay keeret yu ndaw la ñuy jël pour dundal leen bu yàggee ñi mbéj leen ngeen yuuxu parce que ñoom loolu mooy seen politique dañ leen di nax la carotte et le bâton da ngeen muus bu leen def seen bopp ay dof-dof yoo xam ne ku jóg nax alors que ñu ñëwee surtout Mame Bamba ak Mame Baye ak Seydina Limamou Laye El Hadji Malick Sy Aline Sitoé Diatta ak Lat Dior mais nañu waxante dëgg man yenn yi su ma ko gisee damay rus. donc boo leen nekkee fii di jël seeni yuur yi ak seeni ruux yi seen xol yi di ko dënk ay nit yoo xam ne ay mbaam lañu suba nag bu ngeen defee fii am yëfi mbaam yéen a ko teg seen bopp. boo leen jëlee nag seen xel yi seen nopp yi di ko jox ay nit yoo xam ne ci lu sensationnel la ñuy nekk ñu mel ni ñoom maam góor jajaas ka ñoo xaw ma jasaga sax xaw ma jajalala sax ñi nekk fi bëgg a jël Ousmane Sonko def ko seen produit pour ñu wut buzz. da ngeen di sonal seen bopp parce que ay dof lañ xale bu ndaw mooy wax ak yéen sama wee yii sax maam góor attanu ko te xale la parce que raisonnement am boo ko déglu nga xam ne muusul yeewut xamut bu mënoon dara ci wëy lay tekki parce que wëy a gën a métti moo gën a yomb kay laa bëgg wax man tey su ma nekkoon musicien léegi ma tekki dama ko bëggut rek. ku mënul dara ci musique lan lay mënee dara ci politique wax ju bëre kese moom Tëngéej googu mu ne pollution bi nekk fa usines yi wër ko noonu waa Tëngéej nekk di souffrir région côtière gi commencé lekk seeni kër yi ñu ci wax loolu moo jara wax donc man lii laa am ci gàttal lu ma leen di wax Sonko ci lumière la leen woo soit ñaar la parce que am na benn savant bu ko wax France Fanon révolutionnaire googu noonu doon jàppale waa Algérie ci seeni guerre lii la wax mu ne génération bu nekk ak mission la soit da koy accomplir wala mu trahir ko ñun nag ñu ngi nii ak suñu mission dafa am ku taxaw mu ñuy woo ci lumière lëndëm baa ngee mission bi mooy lan nan la ñuy xeexee ba dem ci lumière bi di dem ci comme ça mbir yi leer manqué courage bañ a jël suñu responsable dañuy dem ci lëndëm su boobaa kenn du mu yuuxu parce que am na ñu fi doon tàccu ci élection présidentielle yi passé ñoo njëkkee yuuxu fan yi nañu noppi nag man loolu laa am lu ma leen di wax sa waay saa yi mu gënee lu am solo lay wax c'est le seul opposant koo xam ne ñëpp gëm nañu ni mu ngi opposé te pouvoir bi mu ngi def lu muy def saa yi mu defee lu dul yoon mu wax leen dëgg te jox leen ay suggestions bind ñaari livre teg il n'y a pas plus pragmatique que ça il n'y a pas plus clair que ça il n'y a pas plus professionnel que ça man loolu laa am lu ma leen di wax wassalaam la patrie ou la mort nous vaincrons.